national boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu lañu nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xamu ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii ñoo fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. Macky Sall du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur ma ne ko président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon kon loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal xanaa ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. ndax ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement. tey jii nag di mardi le 16 novembre 2021 ñu dem déglu revue de presse dellu ci waxtaan wi. jàmm mbaa yéen a nga ca Yewwi Askan Wi kañ jamono ji seen carte bu mujj lañ yor maanaam ci gàttal fii la ñuy xamee ndax daañuy bokk ci élection mi am déet ak lu mu ci mënti doon yéenikaay yu bari ni ngi tey daal dinañ koy xëy Vox Populi naan ñu Yewwi Askan Wi jamono ji ñu ngi joué seen dernière carte fële sa Cour suprême ndax daañu leen nangul li nga xam te ne moom lañ bëggam déet ak lu mu ci mënti demee ñoom ñooñee daañu xam fan la ñuy mujjee yéenikaay bi di L'As Quotidien naan ñu mbiru rejet wu liste waa Yewwi Askan Wi moom Cour suprême moom mooy seen yaakaar gu mujj buñ ko rejeté rek bu yaboo ñu feri new xooli leneen li nga xam te ne moom lañ def mbala sax ñuy jàppali tànk yeneen candidat yoo xam te ni ñu ngi ci kujje politique gi ñoom ñooñee jamono ji daal dina ñi taxaw temb pour ñu jëlaat seen liste yi rawatina ci diwaanu Kédougou Diourbel Tivaouane Peulh ak yeneen i gox-goxaat yi nga xam te ni ñoom Yewwi dañ leen mujjee kaji te ñenn ñu ko def ñu dul préfet yi yooyee ñu ngi ci biir yéenikaay bi di L'Observateur mu ñuy xamal lu ñeel élection locale yi préfet yi nga xamante ni cour d'appel daf leen gàntaloon na rejet yiñ defoon waral ba ñu nangul waa Yewwi Askan Wi seeni investiture ci yenn gox-goxaat yi yéenikaay bi mi ñu xamal ne pare nañ ngir défier cour d'appel bi préfet yi rawatina bu diwaan bu Saint-Louis fas yéene naa gisee que kii di gornoor bu diwaan wa ngir ñu amal ab pourvoi en cassation ndax dëgg gi nga xamante ni jox nañ ko ñii di kujje politique gi ci investiture yi daal dina leen met ci biir yéenikaay bi ba tey Déthié Fall mi nga xamante ni moom moo di mandataire national Yewwi Askan Wi mi ngi tontu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di administration bi naan ñoom ñooñee duñ bàyyi benn yoon ñu leen koy def te doonu ñeexu ñebbe kenn ñoom ñoo raw mbaxalu pontre ku yëkk lu raw pontre Idrissa Seck mi ngi ci biir yéenikaay bi di La Tribune Talla Sylla lim leen wax moo raw melokaan weñ bu ci tag daal di dee moom Talla jàpp na ne Idrissa Seck boppam kese doy na ko te poosi boppam moom moo ko gënal junni yoon jafe-jafe askan wi noonee moom Talla Sylla mi ngi xam ne ni Idrissa Seck ak yi ñooñam dañoo dem jébbalu ci njiitu réew mi Macky Sall daal di jaay seeni ngor Idrissa Seck njuublankat la ak tappalekat bu
mag a mag noonee war a tax ba ñoom ñaar seen diggante daal dinay jéggi dayoo le mandat naan ñu ab combat d'enfer sur les rails diggante Talla Marto Sylla ak Ndamal Kajoor Idrissa Seck te beneen yéenekaay buy wax ci élection locale yi moo di 24 heures naan ñu Benno Bokk Yaakaar mi ngi nekk en danger fële sa diwaanu Kaolack gannaaw ga nga xamante ne Mariama Sarr ak ñoñam daal dinañ leen di puus ci liste yi El Hadj Malick Gueye daal dinay yëkk lu mel ni xame kii di Modou Ndiaye Rahma naan buñ perte mairie bi rek moom moo ko waral mu mel ni que ni Benno Bokk Yaakaar feebaru lëmb lañ am ci gox-goxaat yu bari Sud Quotidien di ci ñëwaat naan ñu gannaaw investiture yi daal dinañuy nemmeeku ay liste parallèle mbala sax ay nit yoo xamante ni daal dinañuy gedd seen jër ndax Benno dina dund ci li nu mel yéenekaay bi di fësal bile laaj ñu amal ab jàngat waral bañ tëral ay charte du ñenn ñu dul takk der yi maanaam police nationale yéenekaay bi di laas di ci xëy niki tey naan ñu police kat jamono ji dootuñ nangooti benn nit boo xamante ni bokkoo ci corporation bi nu mel di sol ay yëre yu méngoo ko yi élément policier yi di sol mbala sax utiliser lii di insigne police ñoom ñooñee daal dinañuy taxaw temb ngir jël ci seen matuwaay ba mot sa ñi jël seen matuwaay ci jafe-jafe yi ñuy dund ñu ngi ci biir yéenekaay bi di Le Quotidien naan ñu chantage ak harcèlement sexuel luxe méa sexe lañ ko mën a tuddee ndax jàngalekat yu jigéen ya nekk sa université Assane Seck bu Ziguinchor ca daara ju kawe ja daal dinañuy amal ab toogaanu ñaxtu niki démb noone ngir daal di dànkaafu jafe-jafe yi nga xam te ni ñu ngi koy dundee waaye itamit tapate pataaral gi nga xam te ni autorité académique yi ñu ngi koy def ñeel violence yi ñuy ragg ci seen der ñeneen ñoo xamante ni daal dinañ leen di yóbbu ci kanamu yoon ñu ngi ci biir yéenekaay bi di Vox Populi naan ñu fële sa diwaanu Soprim ca capitalu sunu gaar ab maison close lañ fa démantelé maanaam ci gàttal ñoom ñooñee dañ doon jaay seen bopp ci anam boo xamante ni doonut yoon mbiru proxénétisme lañ fa doon jëf noonee bokk na ci ñoom ab gone goo xamante ni mineur la ay atam toll ci fukk ak juróom-benn gone googee dafa daw seen kër ña moom bërëb bi nu mel daal di ko fay fàtt ba noppi gone gi moom mooy dox li nga xamante ni moom moo di waxaale gi maanaam ci gàttal ab client bu ñëwee bëgg benn soxna gone gi moom mooy waxaale njëg gi nga xamante ni moom lay client bi di fay laata moo si mari nga ñam mu ngoog bis bu ne nga déggu lu ne ndey mari daaw waaw salaamaaleykum sunu mbokk auditeurs yi ñuy nuyu sénégalais yi fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot tey nag soxna Rama ñëwul tey dafay absenté wu maa fi nekk di tàmbale waxtaan wi bu soobee yàlla xam naa Elimane dina ñëw léegi faram fàcceel ñu li nga xamante ne moom moo xew aussi ca Kaolack salaamaaleykum Elimane allo Elimane mën nga ubbi sa micro yow la ñuy déglu pour que nga faram fàcceel ñu li nga xam ne moo. Njawar maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Elimane. Njawar maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xamante ne bii ñooy déglu rajo Sunuker FM ñi ñuy déglu si www.sunuker.com di nuyu ñi rek ñi nga xamante ne bii tamit ñu ngi ñuy teewlu jamono ji si application rajo Sunuker FM mooy ñi nga xamante ne ñoo yor Play Store wala ñi nga xamante ne ñoo yor iPhone yi ñu ñuy teewlu si ay Play Store ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen wax ni rek fi ngeen ko jàpp foofu la yéen a ngi seen émission bi nga xamante ne moo lay info autrement. fii nii ci diwaanu Kaolack nag ñu fas yéene leen faram-fàcce li nga xamante ne moo xëyee tey ci ay xibaar donte tey heure yi rawante na ndaxte ñu ngi 9h ci États-Unis waaye tam jàpp leen ne 16h moom moo jot fii nii ci diwaanu Kaolack Ndangaan tey ci suba nag ki nga xamante ne moom mooy préfet département bu Kaolack di Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw daal dinay jàkkaarloo ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy tes xatu xibaar yi li ni mel nag li ko waral moom mooy fësal liste ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo defoon seen i demande ngir bokk si jongante yi nga xamante ne bii moom la ñu dëgmal di jamante tànneefu jiitu gox-goxaat yi li ni mel nag daal dinay fësal ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo fas yéene soobu si jongante yooyu mu mel ni fii ni ci commune bu Kaolack mooy Kaolack commune lu toll rek ci juróom-ñaar ci ay liste yooyu daal dinañ leen déggal rek ngir ñu fas yéene bokk rek ci li nga xamante ne moom mooy jongante yooyu waaye tamit am na juróom-ñaari liste tamit yoo xamante ne bii daal dinañ leen gàntal rek li nga xamante ne bii moom mooy jongante
élection locale yi nga xamante ne bii moom la ñu dëgmal loolu nag préfet bi moom moo ko fësal tey ci suba ci ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy liste yi nga xamante ne bii moom la ñu déggalal pour ñu fas yéene dem si jongante yi dañu koy njëkkee ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy MPD liggéey di mouvement des patriotes pour le développement liggéey mouvement boobu daal dinañ ko bokk na si ñi nga xamante ne ñoom ñooy jongante ci élection yooyu le 22 janvier wala le 23 janvier 2022 bokk na ci tamit coalition ànd nawle ànd liggéey ak coalition bi nga xamante ne moom mooy gox yu bees ak coalition jàmm gox yi ak la grande coalition gëm sa bopp ak coalition yeewi askan wi ak coalition Benno Bokk Yaakaar moom mooy seet yi nga xamante ne bii ñoom ñoo fas yéene jongante rek ci tànneefu njiitu goxaani fii nii ci commune bu Kaolack bu ñu demee nag ci commune bu Kahone foofu tamit juróomi liste lañ fa nangul ci juróomi liste yooyu nag bokk na ci convergence des démocrates bokk gis-gis waaye tam la grande coalition gëm sa bopp ak coalition ànd nawle ak suqali suñu gox ak coalition bi nga xamante ne moom mooy yeewi askan wi ak coalition Benno Bokk Yaakaar yooyu nag mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci commune bu Kahone bu ñu demee nag ci jongante tamit yi nga xamante ne moom mooy conseil départemental bu Kaolack foofu nag ñetti coalition ñoom ñoo koy xëccoo jàppal ne coalition yeewi askan wi ñoom ñoo fa ne ak coalition ànd nawle ànd liggéey ak coalition bii di Benno Bokk Yaakaar ñoom nag ñoom ñooy fas yéene jongante li nga xamante ne mooy conseil départemental bu ñu demee nag ci département bi yëpp jàppal ne daal liste yi nga xamante ne bii ñoom ñooy war a jongante rek ci conseil départemental ak li nga xamante ne moom mooy communal mu ngi toll ci 76 liste yoo xamante ne bii ñoom ñoo fas yéene jongante rek ci département bu Kaolack loolu daal ki nga xamante ne bii moom la préfet bi daal di xamle jàppal rek fi ñuy tëjee mooy ne ci set yi nga xamante ne bi gàntal nañ leen pour ñu bañ a bokk rek ci li nga xamante ne moom mooy jongante yi jàppal ne ñoom dañoo matlewul ci sart yi nga xamante ne bi moom la ñu laajoon ñu bari si ñoom daanaka ay liste titulaire lañu indi suppléant ba tax na mu gàntal leen ñetti si ñoom nag daal dinañ ñu nangu ndogal li waaye am na ñeenti ñi ñoom ñoo xamante ne nanguñu woon ndogal bi ba daal di déposer seen recours au niveau de cour d'appel bu Kaolack. Elimane li ni mel nag ñoom dañoo déposer fii recours. waaw ñu ngi jégalu mu ne ko am na ñoo xam ne dañoo déposé fii recours préfet bi daal di leen tontu ne leen ñooñu dañoo matlewul parce que dafa am sart yoo xamante ne bii moom lañ leen laajoon sart yooyu nag daal di yeggale wuñ ko loolu moom moo waral nag ñu gàntal leen loolu daal préfet Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw daal di xamle tey ci janoom ak taskatu xibaar yi fii nii ci département bu Kaolack kon xam naa rek ñu dégg auditeurs yi ci kanam tuuti rek incha allah yaatal gi ak faram-fàcce gi ak ki nga xamante ne moom mooy préfet bi mën nañu ko déglu rek en direct fii nii ci rajo suñu Kër FM Jawar Diop. jërëjëf Elimane ñu lay gërëm di gërëm waa Kaolack di la bégee bu baax waaye jërëjëf. voilà mbokk auditeurs yi kooku moo doon Eli Ibrahim Ka nekk sunu correspondant foofu ca Kaolack ñu di ko gërëm bu baax ci information yi nga xam ne daf ñu koy indil bis bu ne. ak revue de presse beeg lépp loo xamante ne mu ngi koy def ci ay waxtaan dóor waar ak yeneen yoo xamante ne sama métier la pour wane ni y a pas de sot métier ñu ngi ko ciy gërëm bu baax di ko sant di gërëm sénégalais yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñi nekk France ñi nekk Espagne ak Italie di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk Finlande ñi nekk Germany fii ci États-Unis ak ñi nekk ci Sud Amérique Brésil Argentine ñu ngi jot seen feedback yi nuyoo yi ak ñiy doog a découvrir rajo bi di rappeler rek ne ku ñu bëgg a déglu en direct demal ci www.sunukerfm.com wala nga télécharger rajo bi ci sa application boo demee Play Store da nga ko fa fekk soo demee Apple Store da nga ko fa fekk il suffit nga rechercher rajo Sunu Kër FM
waaw boo defee sunu kër FM rek di nga gis rajo bi bu ko defee nga télécharger ko di ko déglu di visiter aussi sunu site www.sunuker.com www.sunuker.net dégg ngeen revue de presse bi tey soxna Rama nekkul sax pour jukkil ñu waxtaan yi nga xamante ne ni mën nañ koo waxtaane thème yi démb ñu ngi nekkoon doon waxtaan ci mbirum diabète bi ak feebar yi ñu ngi doon waxtaan démb ci mbirum nekkin bi ci prison yi ni mu mettee te ñu dem ba waneel ko seen bopp ci journaux yi def ci ay reportage gis condition de détention yu doy waar yi sunu mbokk yi di nekk te ñu ëpp ci ñoom mooy ñi nga xamante ne amuñu bras long maanaam amuñu ku leen taxaw duñu taalibe sëriñ bi wala bokkuñu ci organisation boo xam ne da leen a maanaam daa bari doole ci réew mi bay nekk ci presse bi tout le temps di rappeler nit ñi ne diw mu ngi ci kaso bi ñooñu mooy ñi nga xam ne des fois bu ñu duggee bu ñuy résoudre seen problème sax day gaaw xam nga réew mi mooy réew moo xamante ne réew mu doy waar la parce que nit day rey nit sax ñu ne 6 mois de prison nit ku rey nit ñu ne 6 mois de prison nit ñu ànd di def lu bon ba am ñu ci dee ñu ne 6 mois de prison pourquoi c'est parce que famille bi ñu bokk la pourquoi parce que seen baay daa am doole tey boo xoolee presse bi di nga ci gis xale yooyu nga xamante ne ay doomu boroomi alal lañu doomu kilifa yu bari yoo xamante ne tey ay milliardaires lañ leen di woowee ci temps wu couvre-feu bi la ñu dajale woon ñoom ak seeni gel di utiliser drogue dure ba am koo xamante ne da cee faatu ñoom ñeent ñooñu ñëpp liñ leen condamné mooy 6 mois de prison ferme te loolu téye woon nañ leen ci détention provisoire mooy maanaam biñ leen di condamné fekk na ñoom tëdd nañ ko ba noppi mais imaginez ci temps couvre-feu ay nit di def yëfu drogue dure nag du ay affaire u tux yamba yooyu xam nga yamba sax ay drogue yu ndaw la parce que day faj ñuy def loolu ba kenn faatu ci parce que ki ci faatu moom xëy na tollul ak ñoom statut moo tax ku ci nekk war nga seet fan ngay xandal say tànk ndax nit ñi li ñuy gën a def mooy borom alal yi seen doom yi dañuy doon ay superstar ci ñi ñuy àndal ñëpp bëgg a def ak ñoom ay xarit bu ngeen bokkee def njombe du ngeen bokk ni leen justice bi di xoolee ñoom nag ñoo doon def appel fu mu toll ni yóbbu nañ ko ba mois de décembre comme ni ñu poussé ba su Barthélemy Dias rek waaw réew mi léegi dafa doy waar moo tax insécurité totale moo xew ci réew mi nit day def dara ba pare rey nit dee ci wala ñu def ay activité illégale ba nit dee ci wala ñu yor ay comportement yu doy waar pas du tout citoyen ba nit faatu ci ñu ne la ay 6 mois ay 3 mois avec sursis policier bi nga xamante ne ci cas bi may wax moo ci nekkoon moom dañ ko jox 6 mois sursis te ay nit ñoo ciy dee moo tax sunu réew mi fu mu toll nii ni mu jaxasoowee problème d'insécurité la ñu am keroog la ñu agressé benn adjudant de police xaw na cee dee waaw dañuy jekki-jekki ànd ak seeni oto target benn kër boo xam ne yaakaar nañu ne am na alal wala ay biens yoo xam ne bu ñu ko jaayee wala ñu jël ko dinañu ci am dara ñu jël ko léegi nii xolal daal di ñëw def braquage bu ñu defee braquage ñëw jël bagage la fa nekk ci bagage jël yóbbu est-ce que am nañu suffisamment d'éléments de police boo xamante ne mën na indi sécurité ci sunu réew mi dañuy jékki-jékki ne la police bi def na benn descente ci benn quartier jàpp nañu ay nit ñu bëri mais est-ce que loolu doy na pour assurer sécurité ci réew mi man jaaxal na ma parce que presse bi léegi bis bu nekk mu xew fi am na ñaar ay xale yu doon xeex foofu noonu ca Ndakaaru ba nga xamante ne ñaari nit booru hôpital Gaspard Camara ñaari nit faatu nañu ci ñaari nit xeexu ay jeunes parce que léegi xale yi li ñuy xool ci film yi xale yi ñoo gën a doon américain sax ñun ñi dëkk biir américain
ñooñu ko gën a doon ñaari jeune di xeex di cooki ba am ñaari nit ñu ci faatu ci réewum Sénégal moo lay wan ne njiite réew bu ñu jëlee différents départements yoo xam ne dañu ko jox ay nit ñu waat ci yàlla ne dinañ doxal seen liggéey ba mu mat lenn rek moo ci manqué de mooy wane ci seen fulla ba résoudre le problème parce que affaire yii nii ñu am ni problème de sécurité bi benn problème bu doy waar la boo xamante ne bu ñu ci jugulee conséquences yu désastreuses la ñu nar a indil ci réew mi conséquences yu doy waar parce que le policier dina civilu même bu fekkee ne am na opportunité di yore fitalam mais bu ñu koy bert dina xam ne fital doyul réew mi dañu ko war a seetaat maa ngi ko fiy wax ci sunu waxtaan yële ñu génn ma ne leen il faut que ñu fexe ba sunu aspect sécuritaire sunu frontières yu perméable yi ñu xoolaat ko américains yi bi ñu demee ba sentiruñu sécurité ci seen réew mi fi ñu yaakaar ne foofu la nit ñi di jaar pour dugg ci seen réew yi dañu fa def ay mur dañu ko bloqué mais ñi xam nee nañu la sunu frontières yi boo bëggee dugg Mali wala Mauritanie ngay dugg da ngay traversé rek zone yoo xam ne kenn nekk fa amul village amul dara boo ko doon traversé da ngay ñëw rek jéggi façon xeetu nit bu nekk nag mu ngi ci sunu réew mi xeetu nit bu ne mu ngi ci sunu réew mi waaw te xamuñu ñooñu yan activité la ñuy mën ci sunu réew mi est-ce que doonuñu ñoo xamante ne bu guddee la ñuy jug bëccëg ñu détecté bu guddee ñu song commerçant yi ñu ngi leen di bëgg a rey commerçant yi ñu ngi leen di bëgg a rey yii nag ay mbir la yoo xamante ne faaw ñu waxtaane ko maa ngi dégg tey ci presse bi ñu ne policiers yi ñoom dañu ne léegi fu mu toll ni biir Sénégal dootuñu fi nangooti waaw maanaam tenue militaire yi mooy port de tenue yoo xam ne force spéciale yi ñoo koy yore te loolu ci Macky Sall la jóge nee nañu am na journal yu ci bind ne Macky Sall nee na dootul toléreeti ñooñu nga xamante ne ay garde du corps lañu garde rapproché yoo xamante ne moom bi muy nekk ci opposition bi amoon na ci te moom ñi ko doon garder dañuy sol tenue yoo xam ne ay force spéciale ñoo koy yore am na ci ñoo xam ne dañuy encagoulé ba ñuy jëli Ousmane Ngom mu ne du wuyu ji ba ñu koy jëli ca hélicoptère ba di ko jagaree te tey Macky Sall la ànd ba ñu koy jëli ñooñu ko jëli te xamuñu ñan lañu mën nañu bokk ak sax yow comme doo ko xam noonu la opposants yi yore aussi seeni genre milice yoo xam ne ay garde rapproché yoo xam ne dafa tirer président parce que am na yoo xamante ne buñ ko bëggee faagaagal un opposant alors que mu am dispositif sécuritaire bu baax boo xam ne norme étrangère yi da ko respecté parce que sunu gars yi léegi nii dañuy dem wuti ji ay certificat dañ leen di jàngal xam nañu nit ñi ni ñu leen di infiltrer ñu koy bloqué na mu daan yombee ñuy infiltrer les leaders politiques les opposants ci sunu réew yi Sénégal da cee avancé d'une manière extraordinaire léegi nag ñàkkul ne état daf ci am ay problème parce que xam nga Ousmane Sonko mu ngi fi génn doon wane ñoo xamante ne dañ leen doon topp di wane ñoo xamante ne dañ doon nekk ci ay moto di leen topp wala ñoo xam ne dañoo yore ay enregistre ay appareil yoo xamante ne bu ñu toogee sa buntu kër daanaka bu leen neexee sax ñu gis leen man loolu seetaan naa ko ci internet bi loo xam ne buñ ko scanné sa kër te loolu pour seet drogue lañ ci jublu woon wala benn nit bu disparaître ñu ñëw ci kër yi parce que amoon na saay-saay yoo xamante ne ci réewu Amérique yi fii ni ñu daan def mooy dañuy rey nit ba pare dugal ko ci tabaxu kër gi maanaam dañuy tabax benn mur dugal ci nit ki ba kenn dootu ko gis wala ñu jël drogue dugal ko ci mur yi ñuy dem ba nga xam ne léegi buñ ko scanné maanaam dañuy gis biir mur bi te yooyu waa Israël ñoo ci raw ku ne dañuy dem ba nga xam ne dañuy romb sax ak sa oto scanné kër gi di gis nit ñi maanaam silhouette nit ñi man li ma gis loolu la wanewul nit ki ñu koy gis nii de
comme ni ko Ousmane Sonko waxee ne boo nekkee ci toilette sax dañ lay gis déedéet dañuy gis sa silhouette comme ni ñu koy gisee ci X-ray mooy rayon X yooyu nga xamante ne moom la ñuy def bu sa loxo dammee noonu lañ lay gisee gis silhouette nit ñi xam ñaata nit ñoo nekk ci biir bu ñuy seet drogue tamit noonu la ñu koy gisee yooyu mu ngi ci internet bi boo demee ci internet bi boo ko xoolee di nga ko gis dañu koy jaay am na ñu koy jënd nag gouvernement yu bëri dañu koy jënd waaw léegi nag boo demee ba nga xamante ne ñooñu ñoo koy def ci Sénégal ay appareil d'écoute bu ñu ñëwee ba sa buntu kër gaare lépp lu ngeen di wax ñu koy gis bu puso waddee sax ñu yëg ko bu ñu demee ba nga xamante ne ñooñu dañu am ay problème te ñi ñu yaakaar ne ñoo leen koy teg mooy dispositif sécuritaire yi wër ñi nekk ci nguur ñi nekk ci opposition bi donc bu président bi waxee ne loolu doon ñu ko tolérer journaux yi reprendre ko police tamit fas yéene tee jug nañu xool l'aspect politique moo tax gis nga politique bépp musiba boo xamante ne moom la ñuy dund wala nekk ci rek politique moo ñu ko andil ndax ñun ni ñu koy defee baaxul même bu fekkee ne ñi nekk ci réew mi ci réew yu développé yi dañuy jiiñante mais c'est pas à ce niveau ñun niveau bi ñu yegg conspiracy bi ñuy teg ci niveau yu ñu nekk ñun ci sunu réew yi ñoom nekkuñu ci yooyu mais gars yi dañuy woo ay adversaires politiques mais c'est des ennemis politiques ñi nekk ci opposition bi dañuy bañ président bi ba nga xamante ne c'est une haine viscérale yàlla xam na ko bu nu ko rayoon ñu applaudir ci xëccoo réew mi dañu ko war a teg ci yoon wu gën rek ci loolu lañu ko teg nga xam ne geste bu noble la ku ci nekk di xëccoog sa morom ne la maa la gën a bëgg réew mi bu ñu demee ba ay nit nag di ci bañante wala di ci defante lu bon wala di ci faagaagante ba mu jar ay bakkan yuy daanu sax wala yàq avenir u nit mais yow tu te poses des questions ci loolu la ñu toll fi mu toll nii léegi nag police nee na ñooñu nga xamante ne dañuy nekk ay garde rapproché tey sol tenue yooyu noonu danañu jàmmarloo ak ñoom xam naa dañuy def rek nañu daan def ndax mos naa dans les années 90 mos naa témoigner fekke fi ay militaire la woon duñu police arrêté benn waay poñe ko di ko futti ngir mu summi yëre militaire yi maa ngi dégg kenn ci militaire naa ko yow yëre yi ngay sol ni ñun sax amuñu ko quoi xoola yow bi nga sol bii nga xam ñun sax amuñu ko mu doon ay tenue militaire xëy na dafa am branlon mbokkam jox ko te fekk waa ji du militaire ñu futti ko ci diggu Sandaga bi waaw pour nangu yëre bi léegi nag xëy na yoon yooyu la ñu bëgg a jël pour jàmmaarloo ñii nga xamante ne ñoom ñooy sol loolu mais lan moo leen yóbbu ci loolu mooy questionnement bu mag c'est le grand questionnement que l'on doit se poser lan moo waral tout d'un coup ñu commencé songu ñooñu parce que ñoom dañ ko yore ah ndax convocation bii mujj boo xoolee vidéo yi di nga gis ñi nga xam ne ñoo waroon ñoom Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz ak Khalifa Sall ñoom ñëpp am nañ ko si am na ñoo xam ne sax dañoo encagoulé woon est-ce que c'est pour affaiblir la sécurité rapprochée de ses opposants pour pouvoir les infiltrer et les malmener demain est-ce que loolu la ñoom ñoo ko war a répondre est-ce que ñàkk accéder ci opposants yi am information yu ñu soxla wala buñ bëggee jot ci ñoom ñu bañ kenn bañ a xoosu moo tax parce que yëre yooyu am na ci yëre yoo xamante ne boo ko solee ni nga koy solee non seulement kenn du xam yaay kan mais dina la permettre yenn gaañ yu sew yi du la dal bu dul gaañ bu majeur du la dal parce que ay yëre yu dëgër la nag du bokkul ak chemise
ñoom ñoo ko war a répondre loolu daal bokk na ci li nga xamante ne presse bi génn na ci en masse di ci bind te loolu c'est un vœu de ki jiite réew mi mooy Macky Sall. Simon Kouka nee nañu dafa feebar ñun nag dañoo am benn peuple boo xamante ne ndeysaan bu ñu la meree suñu la meree rek nga xam ko suñu la meree rek nga xam ko waaye Y'en a marre nag gars yi dañu leen mere amoon na ay jamono joo xamante ne ñoom ñoo doon faire rêver ñoom ñoo doon nourrir benn espoir bu rëy mais dañoo accumuler ay erreurs yu nit ñi seetlu nit ñi mere leen ci nit ñi ñàkk leen a support ba dem na jamono joo xamante ne ñemewuñu sax woote parce que bu nu wootee kenn du leen wuyu te président bi dem na ba xam ne jaratuñu dara ci réew mi teewul ñoom ñu soppi doxalin parce que gis nga boo demee ba constater loolu gis nga tur boobu nga amoon ba ñu ràññee la sax da nga war a séparer wu avec ce nom là nga def comme politiciens yi ni ñuy soppeekoo da nga war a soppeeku créer leneen mais boo continuer ci dynamique boobu ba pare di gën a continuer di accumuler erreurs yi gars yi du nu la raté te loolu mooy li nga xam ne moo dal Kilifeu loolu mooy li nga xamante ne moo dal Simon ndax ñoom ci seen làmmiñ nee nañu bi Macky Sall gagné nee na woon na leen dañuy organiser noo xamante ne ñoom dañ leen di jox ay poste ñu doxal mënoon nañ koo nangu nag mënoon nañ koo nangu parce que après da ngay jóge ci position non politique yi ngay yore su ma waxee non politique nag mooy position yu terre à terre yi nga xam ne da ngay nekk comme un citoyen lambda mais boo duggee ci appareil d'état bi dina am d'autres informations yoo xamante ne da nga koy am mais mën a bokk tamit ci corps de contrôle bi même si c'est pas une fonction officielle dina am looy gën a xam dina am looy gën a jàng dina am looy gën a mën a jariñ askan wi ci biir benn tànk ci biir dina tax nga xam ko mais xamoon nañu ne président bi da leen di détruire xamoon nañu ne président bi da leen di détruire ndax ni nga xamante ne noonu la détruire ñi mu àndaloon ñu doon ay opposants yu farouche contre le régime de Abdoulaye Wade ku ci nekk xam na ta capacité de nuisance ku ci nekk xam na ko te moom li mu nas te nar koo doxal ci réew mi xam na ko xam na ne li mu dige du ko def te bu ko defulee ñii li ñu def baayam mën nañu ko koo def donc il faut que li muy njëkk a def mooy mu commencer benn processus d'élimination te noonu la ko defee ñenn ñi da leen a dugal ci biir ba pare maîtriser leen xam na ne jaxase na leen ak peuple ku ci génn boo waxatee kenn du la déglu wala am na ci ñoom ñoo xamante ne fa la ñu jaaree ne patt dootuñu waxati nag kontaanuñu ci réew mi nu muy doxee amatuñu baat ci réew mi waaye ñemewuñoo génn ndax bu nu génnee réew mi tufli leen moo tax ñu ne pat jarul lu tudd tur am na ci ñoo xamante ne dañu ne comme que man nekk naa ci position boo xam ne bu ma génnee tamit réew mi du ma faale faaw ma gën a jeex ci waa ji mooy genre yaa xam mbay ni ñuy doxalee mooy faaw ma léegi nag ma doon un inconditionnel du Macky dem ba jeex rek képp koo xam ne da nga opposé wu ci moom dinaa la songu danaa la daan intérêt rek laay doxal ndax bu ma génnee fii dootuma doon dara xam nañu ko waaye ñeneen ñi nga xamante ne ñeneen ñi nga xam ne meluñu ko moom xëy na am na lu ñuy rus xëy na dañuy éviter sax vaar bi ñu ne pat noppi occuper fonction yu ñu leen jox wala bu ñu leen joxulee fonction de toute façon ñu ngi jot ay salaire ñu daal di préférer noppi moo tax président bi nag bi mu leen éliminer ñeneen ñi ci des nga xam ne dañoo bëgg a commencer continuer def méthode archaïque bi ñu daan def ñooy mujjee comme Simon ñooy mujjee comme Kilifeu boo xoolee ñeneen ñaar ñi wala ñeneen ñi dañoo doser keneen ki dem na ba soppeeku nekk journaliste di analyser faits yi su amee lu muy wax foofu la koy waxee
ci cadre émission keneen ki moom disparaître na de temps en temps lay génn maîtriser nañ leen léegi nag président bi dafa nekk ci benn impopularité boo xamante ne tey ci ay jeu lay jaaree fu mu toll ni lenn moo ko dese mooy mbirum loyer bi xam nga song na fi ñi nga xamante ne ñoo doon louer seen kër yi ñu leen di jaayee ay ciment yu cher peinture cher fer cher lépp cher ñu fexe ba tabax seen kër yi di ko louer même bu fekkee ne luyaas yi am na exagération parce que tam nañu xam ne kër yi gën a cher du sénégalais yi ñoo koy louer ay organismes internationaux ñoo koy louer pour seen employés yi mais aussi am na vague d'africains yoo xamante ne ñoom ñoo jóge ci sous région bi am nañu ko ndax ñoom seen dëkk yi dañoo cher ñu ñëw ci sunu réew mi ci capitale bi indi fi seen business xam ne ñu ko mën a opérer seen biir dëkk yi en Afrique de l'Ouest mën nañ ko opérer foo xam ne moo gën a am sécurité moo gën a wóor dégg nga te ñooñu ñu baax lañu ñu ñëw occuper building yëpp Sénégal fu mu toll nii sunu neighborhood yi ñi fa gën a ëpp ñuy louer duñu ay sénégalais nga ne ñaata ngay louer sa kër nga ne leen 500000 ñu ne 500000 c'est rien su ma nekkoon sama dëkk je payé beaucoup plus ñu daal di ñëw louer kër yi borom kër gi nga dendeel xam ne loolu nga koy louer mu génne sénégalais yi louer ko ñeneen luyaas bi commencé léegi benn sénégalais nekkatul Ndakaaru Njaay jëlee nañ leen ci ville yi nga ci quartier yi nga xam ne ñoo gënoon a jege Dakar mais yóbbu leen ci ay mbaawan foo xamante ne bañ ko daan dégg dañ doon defe ne àll la mais léegi ay mbaaw ay yëmbal mais ndaanaan yi dëkkoon Dakar Njaay ñoo fa dëkk koo laaj sa kër fu mu nekk ay mbaaw yëmbal ñu tuddee ko ay tur ay cité Mbay Fall te boo ko xoolee zone géographique bi rek moo ne foofu il y a 20 ans ku ñu fa bëggoon dëkkal doo fa dëkk léegi ñëpp génn nañu foofu dem ci kii léegi ñu koy fay ñi dëkk ci ville bi vraiment ci presqu'île du Cap-Vert ñiy gën a fay duñu ay sénégalais léegi nag président bi loolu la bëgg a jël comme alibi ndax defoon na ko fi mais amul amul système de contrôle bu efficace bu mën a wàññiloo nit ñi loolu boo demee tribunal fu mu toll nii ak seen structure yi ñu créé woon di wax ne nañu dénoncer ñii di def luyaas bu seer bi ma nga fees dell ak ay plainte ak ay dossier yoo xamante ne dañ ko war a xool te mënagun koo xool moo tax boo dee am na yenn décision yoo xam ne boo koy jël da ngay bàyyi ba mën a renforcer applicabilité bi doo ñëw rek xëy rek ne damay def lii après bàyyi sénégalais yi seen biir wàññi nañu gaz amuloo assez d'agent yoo xam ne ñoom ñooy vérifier est-ce que boutique yi ñu ngi jaay gaz bi ci prix bi nga wax wala ceeb bi wala dëwliñ bi soo ko amulee bu ko wax moo tax réew mi dañ ko war a gën a organiser corps de contrôle yi ñu jël ci assez de personnes te loolu bu ñu ko defoon liggéey wàññeeku ñàkk liggéey wàññeeku ci réew mi bala ngay appliquer benn loi da ngay fexe ba nga xam ne am nga assez d'agents yoo xamante ne ñoom ñooy renforcer loi boobu ñooy xool ndax nit ñi ñu ngi koy appliquer wala déet mais policiers yi mënuñoo lijjanti mbirum sécurité problème de sécurité bi ñu am mënuñoo aar askan wi ci côté sécurité mënuñu sax aar seen bopp boole corruption bi ci tali bi boole xuloo yi ak plainte yi ñuy déposé mënuñoo loolu yëpp ñoom mënuñu ko contrôler mais ubbil yeneen département ñu embauché sénégalais yi mu toll ni Sénégal dafa nekk ci benn paradoxe boo xamante ne non seulement niveau de l'éducation dafa wàcc mais on a trop de chômeurs diplômés ñooñu mënoon lañ leen di recruter au lieu ñu leen di def ay agence de police ASP bala ñu leen koy def nañu ubbi yeneen yoo xamante ne moo ëpp impact ci jàngal sénégalais yi lan mooy le vrai patriote mais def sortie wala affaire luyaas bi dinañ ko kii bu ko defee
ñi nga xamante ne dañuy luye te mënuñoo am lu ñu ko fayee ñu commencé di xuloo sénégalais yi di xuloo seen biir dégg nga bu ko defee ñu ne yow léegi dañu lay votel quoi léegi nag loolu moo ko dese ci moment boo xamante ne insécurité bi ca kaw la jëm crescendo ñu ngi génn ci presse bi ne dañoo jàpp benn li italien di wax casa chiusa mooy cagatu gu bees yi nga xamante ne dañu koy def ci kër yi maanaam kër normal la di ay dematuñu hôtel dematu ci ay kër lañ koy def gars yi di fa daje te réseaux sociaux yi fa la ñuy recruter xam naa ni police bi nag mu ngi ciy def liggéey bu doy waar ndax ñoom ñu ngi dañuy jàpp ci ñooñu ñu bari parce que dañuy ñëw passer comme des clients ay salon de massage yoo xamante ne ay passoire la ñuy def ay publicité dañuy passer waaw di fa def ay yu doy waar policiers yi ñu ngi ciy jàpp lu bari nag loolu moom ay nañu ci ñun quoi mbirum yooyu dañuy parce que ñun dañuy boole wante quoi ñun dañuy boole wante xam naa loolu moo tax sax liñ ciy jàpp mu bari ndax ñun dañuy boole wante mu amoon ay mineurs yoo xamante ne mineur bi il paraît que moom mooy waxaale quoi bu waxaale gars yi ba noppi après gars yi dugg fay seen soxla après génn dem ci moment boo xamante ne syphilis bi mu ngi dem d'une manière extraordinaire au Sénégal man nag waxuma ko ñi fi wax barki démb mbirum diabète bi ni mu feesee Sénégal ba pare bëri Saint-Louis ñi nga xamante ne aussi ñoo dellu si wax ne la mbirum divorce yi am na jusqu'à 345 divorces par jour mu nekk plus de 125 000 divorces par année ñooñu ñoo fi wax aussi monter syphilis bi muy une maladie sexuellement transmissible ñu ngi koy waxtaane démb ci sunu waxtaan wi di wax ne même bala ngay fóonante sax fóonante war ngaa dem seet kii ngay séqantal kan la quoi am nga sunu télé yi dañ koy génne quoi mu mel ni benn genre fantasme gars yi di concours kan moo dàq fóonante quoi ay maccante te boroom gémmiñ yu xasaw yi am na ñoo xamante ne seen gémmiñ yi moo gën a salte sax seen suuf am na ci ñoo xam ne seen gémmiñ yi moo gën a salte seeni suuf mais comme que dañ ñu koy wan ci télé bi te jàngaluñu xale yi les conséquences lan moo ci mën a jóge nga xam ne body fluide bi ñuy échanger wante nit di koy tufli sax nga koy wan nga defe ne yaa ci nekk fekk ay salte jàmbur rek ngay jël di ci jële yeneen feebar yoo xamante ne kenn xamul foo koy fajee moo tax am na yoo xam ne feebar yoo xam ne bu duggee biir Sénégal ni muy gaaw a tase day jaaxal nit ñi te ci affaire yu caaxaan yi rek lay jóge gars yi dañuy ñàkk jëkkër ba nga xam ne góor bu présenté wu rek ñu ne man damaa bëgg a sëy waaw man damaa bëgg a sëy rek sëy léegi nag doo ñemee wax waa ji nga seet paaseem daal doo ko def te lii lu ñu war di waxtaane la nag gars yi duñu ko waxtaane mais dafa jara waxtaane nit ku set soo xoolee bëtam xam ko nit ku set soo xoolee biir bakkanam xam ko nit ku set soo xoolee gémmiñam xam ko bala ngay yegg nag feneen foofu rek ngay njëkk a xool boo ko xoolee di nga ko xam boo dofulee nag boo xamee luy set boo koy xool di ko xam boo xoolee nopp yi sax di nga ko xam ndaxte salte bi ci biir lay commencé di génn fi ñu ko mën a gisee moo lay wan ne kon boo yeggee ba ca suuf moom musiba xew na syphilis bi nag mu ngi fees dell Sénégal waaw du virus nag c'est une maladie bactériologique bactérie moo koy joxe bokkul ak virus moom day jàll ci biir deret yi rek mooy feebar yooyu nga xamante ne liy joxe sida moo koy joxe te bokk na ci ay hépatite yooyu mooy maladie virale yi loolu ay naan antibiotique du ko faj virus moo gën a naqaree faj virus waaw moo gën a naqaree faj
moom ci ay body fluide yi nga xamante ne liquide yi génnee ci sunu yaram yi di jaar ci sunu làmmiñ yeeg ci ñandaxit yeeg ñoom seen ci yooyu lay jaar moo tax mu doy waar waaw mais nag lii bactérie la da ngay gis gars yi buñ ko amee nee nañu boo ko amee da ngay commencer am ay bouton maanaam ay inflammation yoo xamante ne sa fi ngay sawee lay tàmbalee di metti nga am ay angine mooy maanaam sa gorge bi commencé di metti di am say sorne sa gémmiñ bi bu demee ba mu yàgg nag ci beneen stage bi ngay commencé am ay bouton yoo xam ne ay yu salte moo ciy génn daanaka sax mën nga ko woowee dëtt fees dell nag ci biir ci suuf foo xam ne kenn mënu koo gis waaw na gaa yi nit ñi moytu parce que gis nga sunu borom li mu ñuy tere soo ci buggee mucc rek da nga koy moytu li ñu mënut a gis moo ëpp li ñuy gis réew mi nag jaxaso boo xamante ne éducation sexuelle dañ koy tere parce que ay tabu la xam nga ñu ngi lay wax sax ne la nit am na ñoo xam ne bu ñu leen waxee mbirum dépistage soxna Rama koy wax démb dañu lay wax ne la bëggumaa xam soo amee sida bëgguloo xam soo amee hépatite bëgguloo xam boo amee syphilis bëgguloo xam boo amee gonorrhée bëgguloo xam maanaam lépp loo xamante ne ay feebar la yow bëgguloo ko xam quoi pourquoi bëgguloo ko xam parce que yow yaakaar nga ne boo nëbbee say bët rek kenn gisu la loolu lay nuru nekk ci mbooloo taf say bët ne man comme que gisuma kenn rek kenn gisuma alors que boo xamee di nga mën a faju boo fajoo doo wàll kenn dañu ci jug beneen aspect bu ma bëggoon waxtaane ndeysaan xam bëggoon naa sax kenn ku nekk Sweden bu ñu mënoon a wax li nga xamante ne moo fa xew ndeysaan benn sénégalais la ñu wax ne moo poignardé ñaari doomam mu nuru lool li nga xamante ne moo fi xewoon semaine bii ñu génn ci benn docteur dentiste bu rey ñetti doomam reyaale boppam ci problème yoo xam ne daf ko doon am ak jabaram ci loolu la reye woon ay doomam waaye kii dafa poignardé ay doomam sànnee leen ci étage bi kenn ki ci blessure yooyu la faatoo kenn ki ci blessure yooyu ci la faatoo mais keneen ki mu ngi ci benn état bu doy waar ndeysaan kenn ci doom yi moom nag nee na rappelé wul dara li xew ndeysaan émigré la sénégalais ca Suède nee na moom rappelé wul dara ci li xew muy situation yu doy waara doo xam ban commentaire nga ciy def mais xam naa ñi nga xam ne ñoo nekk ca dëkk ba seen télévision yi dinañu def ay investigation ay recherche ay documentation yu beaucoup plus poussé parce que ñoom ñooy wax ak ñiy def investigation ci mbir mi xëy na dinañ ci mën a leeral mais man su ma jékki-jékkee dégg ay xew-xew yoo xam ne dafa dal sénégalais yi bitim réew surtout émigré yi daf may naqari lool daf may naqari lool wallahi yàlla xam na ko day naqari lool parce que gars yi dañoo jaar ci ay sacrifice yu metti pour doog a génn réew mi léegi à la fin dem ba fële ay affaire yu doy waar di leen dal réew moo xam ne boo fa nekkee boo amee problème kenn du la xool bëtu yërmande ñu ngi lay xoolee toujours l'étranger boo amee problème ak ku nekk ca réew ma moo xam sa jabar la wala sa jëkkër la yow dañu lay sonal bu ngeen xamoon ñi may woo fii di ma expliquer seen cas bëgg ku leen ci jàppale sur le plan médiatique mais dañ lay nettali seen histoire ay jooy ngay def ay jooy ak ñi nga xam ne ñoo doon rêver bëgg dund le rêve américain si ay jigéen ñu mujj leen jàpp di leen tëj ci ay kër di leen tëddee def leen ay prostituées par force
am na ci benn soxna soo xamante ne arkeli la ñu jàpp rek di ko jiiñ li ñu koy jiiñ mais ku tolloog moom ay degré ci mbirum célébrité moo ko jàpp moom di ko def noonu tëj ko ci kër rek ci seen xam nga ñoom seen kër yi ca àll ba la ñuy dëkk léegi fii ci Californie nag li may wax ni fii ci Californie xam naa waa ji waaw soo ko xoolee doo ko sax xalaatee musicien producteur bu mag téye ko foofu ca kër ga rek waaw te ñoo ñëpp ay rêve la ñuy am ñun dañoo am ay soxna yu jekk te rafet mais topp sa rêve wala des fois say waajur bu li ñu xam bu ñu lay wax doo ko déglu heureusement man dégluwuma parce que fu mu toll ni maa ngi génne son problème mais heureusement xam naa ni dégluwuma à moins que ku ko xam woo ko ne ko wax nañu say mbir ca rajo ba mais c'est ça ay jàng rek lañ ciy mën a def nag quoi ñu téye la foofu di la dóor su seen xarit yi ñëwee ñu boole ak yow ñu dugg ca néeg ba tëdde la par force di la violer fu mu xewee fii ci Amérique te doo ko ñemee wax parce que dañu lay rey xam nga am na ñoo xam ne dañoo defe ne réew yu ñu nekk nii réew yi ñoo gën a neex a rey nit dañu lay rey broyé la doo feeñ amul trace su la kenn gisul woon nga fay dugg amatul trace pare nga wala kuy seet ne fii lañ ko doon seet fii la dugg ngay disparaître boo demee tey ci Walmart yi mooy magasin yu mag yi di jaay da ngay gis ñuy taf ay nit di taf boo xoolee liste bi di nga fa fekk yàlla xam na ko plus de 100 personnes te yow sa quartier rek ngay wax ñu taf ko foofu di seet ne diw kenn gisu ko ça fait 2 ans ça fait 3 ans waaw mais nag de l'extérieur booy xool réew mi da ngay defe ne fii la droit de l'homme yi ëppee kii ñi may wax ñi dëkk ci réew mi xam nañu ko duñu ko weddi ay xale yu ndaw sacrifice yi fii la ëppee ay xale yu ndaw yi ay rituel yu doy waar la ñuy def xale yu ndaw yi jigéen ñeeg màgget yeeg homeless yi lu ne la ñuy def lu ne léegi nag il faut nga nit ñi góorgóorlu léegi nag man yooyu bu dalee benn sénégalais daf may naqari xam naa waxtaan wi dama koy ñëw yamale foofu bu fekkee Abdou Khadre amul lu mu ciy yokk Abdou Khadre waaw mbokk yi kon ñu ñëw yamale foofu waxtaan wi ba suba incha allah ñu dellu si waat ci beneen émission l'info autrement di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di leen jox dox daje suba incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di sunu kër FM seeni kër laa sama gaa ñi dégloo di sunu kër FM sunu rajo laa du fenn fu dul fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée. li ëttu yéene amu si lenn lu ma ko laaj. li ci yéene chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement
mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga